depuis démb tey dégg nga en tout cas yenn ci ay nit yu siiw wala yu siiwul yu nga xamante ni ñu ngi leen di woo ci li nga xamante ni moo ñeewal financement yi ñu tegoon ci li nga xam moo di fonds force Covid yi. Covid dafa nekkoon feebar bu nga xamante ni dafa nekkoon ci benn suite logique bu benn programme bu tuddoon commencera le monde en 2020 bu nga xamante ni mën naa ni ay organisation satanique yu bari ñoo ko fi tegoon. Parce que li ñu njëkk a def mooy déclencher la troisième guerre mondiale en 2014 avec la guerre russo-ukrainienne réussirul il passe à l'étape supérieure mooy créer une maladie bu nga xamante ni à virus la lancé ko depuis des laboratoires de Wuhan par un couple français laborantin yu ko fa yóbbu pour lancer non seulement pour déstabiliser la Chine mooy créer hégémonie bu bees mais aussi faire pousser la population mondiale ci beneen canevas. Malheureusement maladie bi affecté bi mu waroon affecté africains yi affecté wu leen ko ñu dem ci après création d'une vaccination je peux dire wala des vaccins yi nga xamante ni c'était pas au complet. Maintenant ce que Trump a fait mooy Trump dafa accélérer la construction la fabrication la manufacturation de ces vaccins. Vaccins yi bari daf ko récupérer ñu yaakaar ni dose bi moo ci nekk fekk daf ko remplacer par des vaccins yi nga xamante ni ndox la ci def. Parce que xamoon na ni si le projet de vaccination réussit il allait vacciner toute la population mondiale. Là si tu comprends bien ce phénomène. Comme nekkul sujet bi si tu comprends bien ce phénomène. Tu te rendras compte effectivement que la maladie a été créée pour un business. Maintenant derrière cette création là d'autres se font un business derrière ce grand business. Y compris des milliards yu nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko cotiser dajale ko pour ñu jàppaleen ko ñun population bi donc bu amee ay nit yu nga xamante ni dañ leen tudd ci lekk gi wala dañ leen tudd ci jël wala dañ leen tudd ci miir yi nga xamante ni jaarale wuñ ko fu ñu ko war a jaarale yoon am na droit def liggéeyam mooy mu convoqué leen ñoom ñëpp kenn ku ne ñu laaj la bu dee ci industrie religieuse nga nekkoon bu doon ci industrie télécommunication nga nekkoon bu doon ci industrie musicale nga nekkoon bu doon DAGE nga bu doon directeur nga bu doon ministre nga bu doon koo mën a doon ak ku mu mënti doon ak daayoo boo mën a am ak foo mën a ne demal nga wuy ji parce que lu ñëpp cour de justice voilà ñoom ñëpp dem leen ngeen wuy ji ku jël del lool moo gën ñu lay tëj kaso amul njëriñ del lool ñu jël dugal ci keesu réew mi nga xamante ni presque dara desul fa ñu jéem a xool naka la ñuy def naka lañ mën a ma c'est-à-dire honnêtement man dama choqué wu c'est-à-dire Arona yow xamul ndax yaa ngi fàttaliku mais Covid bi ñun dañoo dund pression bu métti. xanaa xamoo ëmb yu bari ci Covid bi la amee. waaye yow am na jigéen yu nga xamante ni ci Covid bi gisatuñu sax seen mbaax ndax stress. est-ce que xam nga divorce yu bari ci Covid bi la juddoo kër yi tas yi bari ci Covid bi la juddoo. waaw jur doom yu bari ci Covid bi la juddoo. léegi si jamono bi nga xam dañu doon wax ni. parce que nit ñi tàmmuñu woon à partir de 18h ba suba ci. duñ génn. tàmmuñu ko woon. waa léegi boobu neexul de. ñu dajale leen tëj leen comme kaafu ginaar. pendant ce temps ñun ñu dankaloo ndekete am na ñu doon raas déem ak di noos. ak ñi nga xamante c'est-à-dire Covid bi dafa demoon ba ñu dañoo installé woon benn psychose suñu bopp ba nga xamante ni demoon nañ si ba naa ñu porte d'entrée bi boo ko laalee loke bi désinfecté woo ko aarondo bu ñëwee bu ko laalee. da koy kii booram ñun les asthmatiques ñu ngi takkaloo masque ba ñuy suffoqué léegi ci moment boobu ñu ne ay ñu am ci tamit ay jegeñaale yu ci génn àdduna yu bari. donc ci jamono boobu. la ñu wax ni am na ñu nga xamante ni ñoom ñu ngi doon jël ci xaalis boobu ci loo xamante ni sax ñoom woogu leen woon ndax ñoom dinañ ko fekkee mais c'est grave. xam nga mensonge weesuwul le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies toog daal ni Afrique préparez-vous noppiwul Von der Leyen bu commission Union européenne aussi répéter les mêmes phrases que l'Afrique cette maladie là presque ni nga ko waxee mooy africains yi yéen seen feebar bi parce que vous da ngeen tàmm vivre en socialisation parfaite quelque temps après. Un docteur Raoul français de Marseille. génn daal di ne l'Afrique cette maladie là c'est pas pour vous. prenez de la chloroquine ñëpp daw song garabu niimaa yi. garabu niimaa yi raat ci mbedd bi. ñi ko xoos parce que fekk na préparé woon nañ mécanisme 2 ans avant bu ngeen seetloo chloroquine flavoquine amodiaquine nivaquine amatul woon ci pharmacie. papa te la jëlee woon garabu niim yi di baxal di sóor. ñoom ñëpp ñiy sango di suul niim gi parce que xamoon na ni suñu yaram am na ay wextaan yu nga xamante ne mënoon nañu ci dimbali donc le programme échoué ñu anticiper ko ci vaccin yi. ci masque yi mais pend am na ci leneen aussi lu ñu doon def mooy lii. waaw. amoon na yu ko gënoon gudd. waaw. pend test. pour xool ndax yow da nga am Covid da nga am Covid wala amul Covid. doo def nii. wala nga def nii tout ça ci bakkan lu ci jar rof ko ba lii dugg ba fii. ba buñ koy génnee muy nàcc. et les gens ne se rendaient même pas compte. en fait ils te transmettaient la maladie. pas test. donc la maladie en quelque partie mi ngi woon ci masque yi
mi ngi woon ci li ñu doon testé mais mi ngi woon ci vaccin ARN messenger yu ñu doon dóor. waaye yow ministère de la santé nag saa yu ñu xëyee taxaw di wax ci kaay. Xemes di liir. nga ni. Marie Xemes la tudd xam nga nan Xemes ki doon liir. après moom moo nekkoon sama ministre bi. waaw Xemes moo doon liir sax ngoon. am na tamit keneen ku doon liir tamit. ku góor waaw góor ki après dafa bàyyi ku jigéen ki ñëw ku jigéen kooko doon liir. yéen ci commentaire yi fàttali leen ñu waaye ñu doon liir affaire yi fàttali leen ko ndax ñu ndax mu mun ko fàttali Arona. waaw yeggali. ma ni moo doon liir sax ngoon mu ñuy jox cas yi. ak fi affaire yi toll. waaw am nañ tant de cas tant de cas tant de cas tant de cas tant de décès. Cheikh Seck nee na bëgg na la. maa ko raw nga gën a bëgg. ñu ñuy wax temps de décès. waaw ñun ñëpp ñu tiit psychose bu extraordinaire donc pendant ce temps bu fekkee ñun doon dund loolu mu am des sénégalais yi nga xamante ni un petit groupe se constitue vraiment pour perdre après. parce que vaccin yi 4 vaccin yi Johnson bi ñu ma dem ñu pikiir ma ba may bëgg a dee. ba jëloo 4 doses. non jëloo woon 4 doses bi Johnson mi lañ ma defaraloon. ñaata nga ci jël laa wax. motul 4. non benn rek. heureusement ba jëloo 4. benn laa defoon. jour bu ñu ma ko defee je me rappelle jour boobu dew ma sax liggéey. buñ la dooroon 4. temps yi maa ngi woon TFM. buñ la dooroon 4. liggéey jiwu ma sax ndax dañ ma ko defal may miir. ñi ñu dooroon 4 yëpp dem nan 4 boo ko jëlee mairie yi tamit ñu leen di jox ay dons ñuy jàppale quartier yi. si leen ma yóbboo police. suñu mairie ba jàppale wuñu woon sax Aminata Kanté temps yam Géejawaay sàmm na. si leen ma yóbboo police mu mere woon ma. Pikine Est si leen ma yóbboo police parce que dafa amoon séddale bukki dafa am kër yi am ak kër yu dul am ñu ni tëb ak ñu dul tëb ak ay kër yi am ñetti saaku ceeb ma dénoncé ko ñu plainte ma mairie ba ci boppam def plainte co-signature 22 personnes pend ci 22 yi am na ci ñaar ñoo xam maa leen doon jàngal barki Cheikhou Tidiane. pour intérêt lu neex le maire de la commune de Pikine Est. Ils se sont constitués ñu def benn liste signataire 22 personnes. ñu yóbbu ma commissariat central bu Pikine. ñu may auditionné pendant 15 jours. naan naa leen wan kër gu am ceeb ak kër gu amul ceeb ñi sàcc ak ñi ko sàcc ñi ko jaay ñu ko jaayul. ñoom Diouf Sarr ak ñoom docteur Mamadou Ndiaye temps yu Abdoulaye Diouf Sarr c'est vrai moo nekkoon ministre de la santé. waaw ñoom ñëpp voilà képp ko nga xamante ni daal affaire bi tudd na la ci demal parce que ay kilifa yi mel ni sëñ Mountakha mun noo ñax ay taalibe ñax liggéey bay bëgg a dee surtout bawol yi xam ni façon liggéey bu ne dinañ ko def ci àdduna bi pour am xaalis dajale lépp ñëw jox sëñ bi ci bëcc yëkkati def ci enveloppe ba mu mot 200. Sadio Mané nga ne daw bay bëgg a dee ba muy daw kenn fekkewu ko. dajale ay xaalisam indi jox ay nit bëgg ko lekk après bàyyi ñi si des. au nom de quoi. non. ñooñu daan defal ay spot publicitaire naan geste respecter les gestes barrières artistes yi ñoom Wally Seck woy ko artistes yi daam toog seen kër yi daaw ñu génn dem tëgg ay soirée imaam yi jàkk yi daaw ñu julli gàmmu amul woon. Makka. aji bi. Makka ñu ne woon bu tawaaf amulee Makka àdduna day tukki yàlla yónnee ay picc regardez les images picc yi di tawaaf kaaba gi les images sont là Makka c'était pour la première fois Makka kenn waru ko kaaba gi kenn waru ko musul am ba mu taxawee tey ci Covid la amee parce que loolu seen politique satanique la bokkoon l'objectif c'était de récupérer la religion musulmane mais de faire disparaître l'humanité en quelque sorte et c'était la règne des reptiliens ñi xam le mouvement satanisme xam nañ luy reptilien yi yàlla yónnee ay picc yi di wër kaaba gi di ko tawaaf regardez les images sur YouTube et Google vous allez voir. waaye lu gën a metti fii suñu Sénégal gi nga xam suñu tarixeere dañu am ñu ne gàmmu du am. coow lu bari màggal du am Touba sax moom màggaloon nañu moom. problème bu bari ñu judd ko ci julli bu nga xamante ni kii day taxaw nii kii taxaw ne la sëriñ bu ne oustaz bu ne sa xarit ku ne indi téeréem ak xam-xamam naan waaw na ngeen ko dend ñi naan bu leen ko dend ñi naan taxawee leen ni ana julli ak kii samp fii kii samp fële kii samp fële ñu taxaw te yàlla ñu julli dëgg mbagg ak mbagg safan nii. taaru na xam nga ni ba tey am na ñu takk ay masque. dañ ko fa jaari psychose lañ leen def ba léegi. traumatisé man ba ni sax damay dégg ay nit yu naan grippe bi Covid bi la ba tey. dañ leen ko gëmloo. au fait dafa échoué 2019 2020 ñu relancé waat ko 2021 bu ngeen seetloo indiwaat nañ yeneen variant ay oméga ay alpha bêta bu ngeen dégluwaatee. ay chauve-souris ay créé nañ énormément pour piqûre nit ñi yàlla ñi leen kenn du fi piqûre yi lu ne def nañ ko pour piqûre ñu bañ yàlla saa yu ñu tegee pexe yàlla teggi pexe. man kay piqûre nañ ma nag aaroon. piqûre bi moo doon masse. mooy vacciner les 7 milliards 700 millions de personnes et faire tuer les 7 milliards 200 millions à partir du vaccin
parce que vaccin bu la ko dóoree 4 doses yi dafa am benn puce buy formé wu sa yaram moom la ñuy wax ARN messenger pour mën di la connecter ak di la détecter à partir de leur téléphone de leur base depuis CIA. Arona man kon CIA ñu ngi may détecté. benn nga jël moo tax ma la doon laaj ndax da nga am 4 finalement sa programme n'a pas réussi sa programme n'a pas abouti. mais rassure-moi quand même puce amul sama dara jotu la yaa ngi nii. ay des fois mu mel dama gis am ay kii de. ay vertige ay vertige sa yaram bi di am ay vibration yu kenn xamul. waaw donc mag bu mu fekkoon ci yow feebar bu la dóoree ñaari foo jëm. faatu fa yàllaaw. jeex na c'est le vaccin qui tue c'est pas la maladie. mais track bi quand même war nañ ko en tout cas war nañ leeral mbir yi de. mais dafa war a leer. parce que nii. mais démbate ñi ñu ci woo bari na de te dégg naa am nañu des. track bi du Sénégal kese de. même dans les autres pays ñoom dañ dul publier seen i affaires nii rek dans tous les pays du monde ils sont en train de faire des tracks. am na tamit ay paa yu ñu ci woo ñu ne ñoom tamit dañ leen joxoon ay mbir pour ñu tuuti photo bi nga teg nii daf may déconcentré un tout petit peu mais am na en tout cas ay paa yu ñu ci dégg tamit ñu ne dañ leen doon jox ay xaalis pour ñuy kii communicateur traditionnel ni ñu war a pàccoo. ma ne artistes yi managers yi communicateurs yi. communicants yi. DAGE yi également. DAGE yi directeurs yi ministres yi maires yi. parce que seen ñoom bi ñu ci wax ni moom moo nekkoon DAGE ministère de. cercle bu yaatu la looloo taxoon Macky toog ba xolam maytu ko mu ne ko Matar mu ne ko Ba mu ne ko bàyyil sport bi Matar Ba lan la def ba ndàq ko. xaw ma de. Matar Ba deful dara su Macky moo nekkoon ministère bi ëpp résultat. Matar Ba coupe yëpp la jël lépp la def.